waa fayu salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. ñu ngi nuyu waa koñ bi yëpp di leen jéggalu bu baax a baax ci toogaay bu yàgg bi waaye am na loo xamante ne da koy jar ndax am na koo xamante ne boo xamul noo koy def lamu la defa tax kon ñu jéggal ñu bu baax a baax ci toogaay bu yàgg bi kontaan bu baax a baax dalal sunu gan Babacar Pascal Ndione ak délégation bi mu àndal madame Ndour dafa baax rek di wax li waa ji wax dëgg la li mu wax ci xolam la ko tibbee ndax nit ñi bu leen kenn sëlëm nit ñi kenn moomu leen boo deful li ñor nit ñi duñu ñëw di temps yàq seen temps ci yow mënul nekk ñun sunu kàddu bu nu ko jëlee xëy na ñoo gën a ndaw ci koñ bi ñoo fi gën a gàtt xam-xam waaye yaakaar naa ne làmmiñ wu rëy ak ñame bët moo tax ñu jox ñu ko waaye du mën a wax merci ñu sant bu baax a baax Père Alpha moom mi ngeen gis ci t-shirt yi nii yaakaar naa ne bi nu fi dëkkee léegi ñun mu ngi bëgg a yàgg ndax 2003 wala 2004 fi la nu fekk te lu mel nii bu fekkee mës na fee am te man mësuma tukki wax dëgg yàlla gisaguma ko fi budul tey te boobaak léegi tukkee gu ma de yaakaar naa ni kon mu ngi fii door a am te day jëm kanam lépp ngir Père Alpha bëgg koñ bi baax bëgg koñ bi jëm kanam waaye ànd ak jeunes yi gis nga ñun yàlla dogal na amuñu lu ñuy ragal ci koñ bi amuñu lu ñuy tiit ci koñ bi ndax Père Alpha mii lu ñu neex na ko lu ñu naqari na ko kon bu yàlla dogalee mu sóobu ci lu mel nii muy koo xamante ne yàlla dogal na mu dal sunu xel ndax dañ ne mouvement ànd dollil Macky ñun sunu xel da cee dal xam nga lu tax ki amul dara neexut a jàppale. di leen nuyu ci teral bu ngeen may teral ci sama président muy Babacar Pascal Ndione man nag affaire yi musuma cee ne waaye defar fayu dong moo tax ma di ko def ma dugg ci ku nekk indi naa ko fi nag waaye wax rek dem duma la gisati waaye kii laa gis sama bopp te di ngeen ci xam dara yéen tamit di ngeen ci gis seen bopp parce que man defar fayu dong la moo ma ci dugal waaw defar jëmm fayu xale yu fayu jigéenu fayu ak suñu jàkk yii waaw loolu moo tax ma jóg wëri taseeg moom ma xam ne nag fii laa gis sama bopp waaw ci mouvement dolli Macky bu Babacar Pascal Ndione bii yore te xam naa ne moom defar fayu defar Thiès defar réew mi yëpp mais Thiès moom la njëkk parce que fii la juddoo waaw dama bëggoon nag yéen ñëpp ngeen nekk sama ginnaaw ñu dolli ko mu dolli Macky su ko magee Macky dollee ko mu dolli ñu ñun tamit waaw maa ngi leen di sant. man maay Maguette Tall nekk Parcelles unité 2 secteur boobu yëpp maa ko yor wut si 1 ak 2 ak ñëpp dañoo booloo den benn mais kontaan nañu torop nag ba ñu egsee fayu ndax dañoo bëgg a daaneel secteur fayu ba Parcelles ba Kër Massamba Gueye
ñun nag ñooy jàppale Babacar Pascal Ndione mu dolli Macky Sall Pascal nag bañ koo dee jàppale ba tey rëccuwuñ ko ndax ñoo ngi dem ca kanam te wàññeekooguñu kon boog seen nañ ci loo xam ne baax na dal na suñu xel te kontaan nañ ci te am na secteur ñoo xam ne sax ñii fi toog sax leer na leen ndax fekk si nañ ma ci sama secteur kon boog yéen ñu ngi leen di kontaan ci seen woote kontaan ci xaar bi ngeen ñu toog xaar ndax xaar metti na mais ñoo ngi leen di sant di leen gërëm di leen jàppale di bëgg tamit ngeen gën a jàppale Pascal gën a encourager seen bopp pour secteur bi yëpp ñu mën koo daaneel jàppale Pascal mu jàppale Macky Sall merci beaucoup. Babacar Pascal bu wootee mu yëg ko quelle que soit l'heure la may def dam koy bàyyi ñëw fekk si ko ndaxte lépp loo xamante ne maa ngi ca te mu yëg ko su ma ko wax aussi na def ciy taxaw kon doyen Pascal c'est l'occasion pour moi de vous remercier encore une fois merci 1000 fois. Thiès Est ñor nañu parrainage bi mën naa ne jeex na la ñu collecté fii ci biir Thiès dépassé na prévision yi nga xamante moom la ñu jëloon mooy 130 000 voix signature dem nañ au-delà de 200 000 voix boo ci génnee quelques responsables APR muy kii nga xamante ne que mooy le DG Siré Dia nga génne ci Ndeye Tické Ndiaye boo seetee les mouvements de soutien ont joué un rôle fondamental par rapport maintenant à la collecte des signatures. C'est le moment pour nous ñu rendre hommage yi nga xamante ne mooy les mouvements de soutien jàpp naa ni tey sur le terrain bu animation amee bu massification amee bu ñu demee ba dépassé lii nga xamante ne que mooy le nombre de signatures yi ñuy demandé fii ci biir Thiès comme Thiès ville comme Thiès département c'est parce que les mouvements de soutien dañoo nekk un élément incontournable te nous demandons au président Macky Sall de les anoblir, de les accorder un titre de noblesse parce que les mouvements de soutien sont en train de faire un excellent travail. À l'instar, Babacar Fayou dafa nekk un parent pauvre li nga xamante ne que mooy la massification rarement la fi ay autorités di fi teg seen tànk donc boo demee ba choisir fii nga xamante ne que mooy le quartier Fayou boole ko ci sa animation ci sa massification mën a def le portage des actions du président Macky Sall fii ci Fayou on ne peut que vous tirer un grand chapeau félicitations. Thiès Est élection législative yi passé ñu ngi am le nombre d'inscrits 74 128 électeurs la ñu am li nga xamante ne mooy Benno Bokk Yaakaar am na mu ngi tourne autour de 12 000 et quelques mais écart bi existé entre opposition ak coalition Benno Bokk Yaakaar tourne autour de 2000 donc jàpp nañ ni les mouvements de soutien comme FAIRE comme Dolil Macky ak ñeneen seen apport dina tax ñu mën a renverser la tendance et la tendance sera renversée aux élections présidentielles. Président def na ay action yu am solo fii ci Thiès au-delà de Thiès fii ci Sénégal ndaw ñi nga xamante ni tey ñoo fi nekk li ci président def ci wàllum réalisation jàpp naa ni de 1960 en 2012 benn président deful te xale yi ndaw yi ñaar la ñu bëgg ku leen géreel seen emploi ku leen géreel seen éducation tey boo jëlee ci wàllu formation professionnelle président indi na li nga xamante ne la formation duale mooy quel que soit niveau ba nga am di nga mën a participer à une formation dont 80% ci sa temps ci pratique la 20% ci théorie la boole ci nag le financement de la DER qui permet une bonne prise en charge des jeunes par rapport seen projet par rapport seen métier par rapport à l'autonomisation quand même de l'emploi ne serait-ce que pour loolu donc dañoo war a jàppale le président Macky Sall gunge ko mu jël un deuxième mandat nga jël ci wàllu éducation encore ñëpp xam nañ de 1960 à nos jours
lii nga xamante ni dafa mës a nekk une tache noire ci suñu système éducatif mooy les abris provisoires. abri provisoire mooy lan mooy école yi nga xamante ni ay mbaar la ci mbaar la ñuy jàng di perte temps di perte xaalis ba pare aussi nag dafay installer l'insécurité. donc président bu demee ba ne 6369 abris provisoires yi nekk Sénégal Thiès bokk ci le département Thiès bokk ci la commune de Thiès bokk ci dinaa injecté na 125 milliards pour l'éradication de ces abris provisoires ne serait-ce que pour ça. parents d'élèves yi mooy yéen mag ñi ak jeunes yi war nañu mën a lax saayu jàppale kii nga xamante ne le président Macky Sall te yaa ngi ci nag honnêtement yaa ngi ci loo mës a def ci action sociale mooy massification l'animation du parti ñun teg nañ sunuy bët ko dañ lay encourager te lay ñaanal yàlla may la tàll nga mën a continuer li nga xamante ne sa yéene la mooy fexe ba président Macky Sall pour la première fois mu gagné fii ci Thiès mu rawatina ni Thiès Est. merci ginnaaw bu loolu wéyee maa ngi nuyu ki ñu fi dalal tey muy suma mag di suma grand le grand Alpha Diop mais di nuyu tamit femmes yi mu àndal des femmes battantes comme Fatou Ndour ak Diary Ba yaakaar naa ne seen engagement ak seen volonté ci biir mouvement Dolli Macky xëy na bi ñu xamante ak léegi yàggul mais gis nañ ko te xawal ngeen ko ci jëf fesal ngeen ko timit ci seeni kàddu parce que tey da ngeen di officialiser seen rentrée dans le mouvement mais déjà defoon ngeen ko avant tey parce que booba ak léegi bi ñu waxtaanee ak yéen bépp action boo xamante ni mouvement Dolli Macky mi ngi koy mënee seen loxo seen tànk ak seen i xalaat mu ngi ci biir kon jaa ngeen jëf mais mënuñu ñëw fayu tey te nuyu ma sama benn xarit sama benn jeune frère boo xamante ni fii la dëkk kër Thiam la dëkk mais mel na ni si kàccere bi la dëkk muy El Hadj Ndiaye invité woon nañ ko tey sax pour mu ñëw fii mais dafa am empêchement parce que benn collectif bu mu dirigé muy des taximans dañu war a def benn mobilisation incha allah mercredi fële ci comment dirais-je non pas promenade ci place Agora kon loolu mooy empêchement mu war na ma sànq mais jàpp naa ne Alpha vous avez fait le bon choix cela veut dire de choisir le mouvement Dolli Macky et son leader le président Babacar Pascal Dione c'est parce que bi ñu ñëwee seet si leen waxtaan ak yéen man maa ñëwoon def le prise de contact bi ñu ñëwee def si prise de contact li ñu waxtaanee déjà boobu li ngeen ma tontu rek xam naa ne yéen sunu démarche ak seen idéologie méngoo na loolu moo tax bi nga xamante ne lii yéen a koy waajal teggiwu leen seen tànk taxaw ci jëf ji ba lii sotti tey kon jaa ngeen jëf ma leen di dëkk rek ne ginnaaw bi ngeen choisir le président Babacar Pascal Dione pour accompagner ko ngeen def muy un bon choix xam naa ne yéen a ngi ci sax. micro yi certes mais nag da ngeen di gën a góorgóorlu parce que contexte bi moo laaj loolu déjà bi ni waxtaan na ne yéen fekkoon na parrainage bi ñu sori ci ba ni ngeen waroon a dugalee seen loxo ci étape collecte de signature dugalee leen ko waaye li ñu jublu moo ëpp solo passé nañ étape de parrainage bi mais ñu ngi jublu ci étape échéance électorale ñu bëgg ni mouvement bi tul muy dollil président Macky Sall yéen tamit ngeen ñëw participer ci dolli bi fas yéene dolli le président Macky Sall à travers le mouvement Dolli Macky loolu na feeñ au soir du 24 février incha allah. kon nag Thiès dafa jot ngeen xippi seen bëri xool xam fi ngeen di teg tànk parce que tànn benn juumaat dañ koy bëgg a méngaleeg tayef loolu lan amoon lu ñuy dégg ci kàddu je vous remercie merci beaucoup. asalaamaaleykum mbokk fayu maa ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant bu baax waxtu wi kenn ku ne xam na ni waxtu toog la ci kër noppalu mais depuis 5 heures ba léegi ngeen génn ñëw fii di ñu xaar ba mu guddi ñu ngi jéggalu ni ñu yeex a ñëw tey nag dama am mbégte bu baax parce que quartier yi nga xam ni dañu leen a tuddee les quartiers périphériques
bariwul li ci responsable politique yi di ñëw mais ñun mouvement Doolil Macky dañoo nekk mouvement boo xam ni fépp fu citoyen sénégalais am dañoo jël décision sol sunu dàll dem fekk si la fi nga dëkk waxtaan ak yow jéem laa convaincre nga ñëw jàppale ñu ci liggéey bi ñu liggéey pour ñu falaat président Macky Sall le 24 février 2019. maa ngi yëkkati ay kàddu nuyoo jëmale ko d'abord ci imaamu koñ bi imaamu koñ yi sax laay wax parce que bari nañ di rafetlu délégation bi nga xam ni ñoom la ñuy yónnee te porte-parole bi wax fii ay kàddu yu am solo ci seen tur kàddu yooyu dalal na sunu xel parce que nag boo dee dem ci quartier ña fa gën a nekk ay kilifa nga fekk leen ñu lay xaar yemuñu ci xaar la mais ñu jël kàddu wax bu rafet loolu dafay encourager un responsable politique kon ñu ngi yóbbante nuyoo ci imam di ko sant di ko gërëm ci kàddu yu rafet yi nga xam ni moom la porte-parole am wax fii di remercier nag responsable yi nga xam ni ñoom ñoo ñu fi accueillir xam ngeen ni doyen Alpha Diop mi nekk ci sama wet ku bëgg koñ bi la ku yàgg liggéey pour koñ bi la wax na ko fii moom ci boppam moo ànd ak ay jigéenam di Fatou Dieng Ndour ak Diary Ba ñu fekk si ma sama kër ñu bokk waxtaan ñu xamal ma ni yàgg nañ di def politique ñu ngi woon di liggéey ak beneen responsable politique boo xam ni dafa dem ci opposition bàyyi Macky Sall du ma tudd tur mais ñoom am nañ fulla ak mat bu toll ni kenn du leen yeew buum di leen diri fu leen neexul moo tax ba kooku demee ñoom ñu jël décision ne du ñu dem toog nag di xool paysage politique di xool responsable politique yi fi nekk kan lañ war a mën a àndal yàlla def seen xel daj Babacar Pascal Dione président du mouvement Doolil Macky ñu xool liggéey bi nga xam ni moom la sunu mouvement di liggéey fii ci Thiès ñu nag sunu liggéey politique lu simple la ñépp la ñu tàllal loxo ñépp la ñuy waxal mais aussi dañoo indi rupture ci politique bi bokkuñu ci responsable yi nga xam ni bëgg ànd ak yow dina tax ñu dig la loo xam ni wóor na leen ni mënuñ ko duñ ko def ñun li ñu man rek la ñuy jéem duñu dig kenn dara waaye fu ñu dem doléance yañ fa fekk lépp loo xam ni wax nañ ñu ko te mu nekk sunu possibilité dinañ ci jéem kéemtulaay sunu kàttan moo tax ba ngeen ñëwee ñu waxtaan la ngeen ma diis moo ma won ni yéen bëgg ngeen seen koñ parce que soxla koñ bi rek ngeen ma wax mosquée bi lamp yi jafe-jafe yi ci nawet waxu leen ma benn yoon seen intérêt personnel Alpha loolu tax na ma kontaan sawar a liggéey ak yéen Alpha dégg naa sa discours bu baax nee nga responsable yu bari jaar nañ fii waaye ku ñëw di nga wax sa wax dem doo fi jëf duñ la gisaat man nag duma kuy wax di dem ba nga ñëwee ñu waxtaan woon naa la ni waa fayu dey sawar naa kontaan naa pour fekk si leen pour ànd liggéey ak ñoom ba tax na man ci sama bopp ci li ma moomal sama bopp man jël naa décision yow Alpha ak jigéen ñi nga àndal ak ñi nga xam ni fas nañoo yéen a ànd ak yéen nekk ci koñ bi parce que nag loolu moo ñu amal solo politique moom mbooloo la yaatal la sol ngeen seen dal waxtaan ngeen fekk naa fi mbooloo tuwaat fa kàll mais bëgg naa mu gën a yaatu kon na ngeen gën a solaat seen dàll gën a dugg ci koñ bi gën a wax ak nit ñi parce que Macky Sall nag président la boo xam ni ku jar a jàppale la daa ci dellu siwaat léegi mais comme yoon nag ñëw ngeen waxtaan ak man won ma ni responsable yi fi jaar yëpp dañuy wax rek dem man comme ni may def rek bu ma demee feneen am ay ralliement yu bees ci biir sama mouvement na may def rek laa def ak yéen dama bëgg nag nga waxtaan ak say jigéen lii ma leen di jox muy un financement de 500 000 ci sama poche yu bopp ma jox leen ko ngeen jéem a liggéey
parce que loolu moo am solo joxuñ ko pour ñu di ko séddoo di ko lekk parce que jigéen ñi dañoo jar a jàppale te wax dëgg yàlla liñ ma wax ci fayu dal na sama xel xam naa ne ay liggéeykat ngeen donc subvention boobu dinaa leen ko jox tey mu nekk un financement boo xam ni dama bëgg ngeen di ci liggéey tàmbale nañ ko parce que seen organisation bi yëpp ci la bokk dinañ leen ko jox léegi man nag ànd bi ma bëgg mooy ànd boo xam dañuy yëgante su ngeen xewlee ma ñëw lu ma man ma def ci yéen aussi su ma xewlee ngeen ñëw lu ma bëgg ngeen jàpp ci te man sama bëgg-bëgg ci wàllu politique lu simple lu yomb la fileeg ñaari weer dañuy dem ci élection war a fal wala war a falaat koo xam ne moo war a jiite réew mi man nag damaa bëgg mu doon falaat mu doon fal bu bees mais falaat lay doon loolu lu mu tekki loolu mooy ki nga xam ni moom la jàlla dénk réew mi mu yor ko bay jeexal juróom-ñaari at def li mu def ci Sénégal ñépp teg ci bët dama bëgg kooku di président Macky Sall ñépp laxasaayu sànnil ko carte pour ñu mën koo falaat au mois de février 2019 mu yoraat réew mi juróomi at loolu laa bëgg ñépp def résultat bi nga xam ni président Macky Sall am na ko liggéey ko ñépp teg nañ ci seen bët mais du ma yegg sax foofu fi ma yem ak yéen rek mooy politique vraiment dafa doon comme une chaîne yor ay maillon doyen Alpha waxtaan nañ yow ak ñi nga àndal jàpp leen ci Babacar jàpp ci Macky Sall bu ko defee lépp loo xam ne njëriñ la jóge ci kaw jaar ci man ñëw ci yéen noonu laa ko bëggee politique moom lu yomb la ngóor day jàpp ci góor góor jàpp ci góor góor jàpp ci yàlla loolu rek la su ngeen jàppee ci man ma jàpp ci Macky Sall la ma fa jële ma indi leen ko ñu bokk ko man noonu laa gisee politique bi te vraiment li ma gis fii dal na sama xel kontaan naa ci bu baax a baax maa ngi remercier sama benn rakk boo xam ni liggéeyam waxutuma Thiès mais ci Sénégal lu ràññeeku la lu ñëpp xam la muy mon jeune frère Mamadou Diène le président de la FER moom moo yore fédération des enseignants républicains tey wër na Sénégal yëpp taxawal ci ay comité tey laa ko wax meeting bii mu ne ma grand li ma jàppoon yëpp dinaa ko bàyyi ñëw parce que yaay sama mag kon kooku ku ñàkk ki ñaan la maa ngi koy ñaanal li mu sumb yàlla na ko ci yàlla jàppale mu am ci ndam enseignants yi xam ngeen ni ñu am engagement lañ ñu am détermination yow Alpha doyen yow enseignant nga woon man mii di wax ak yéen man enseignant pendant 15 ans soog a dem defi leneen donc enseignement dafa doon loo xam ni sacerdoce la boo ci ànd ak ay nit rek xamal ni ànd nga ak ñu am conviction ànd ak ñu am détermination donc mon jeune frère Mamadou Diène maa ngi lay féliciter di la encourager di la woon tamit ni lépp la sumb rek su ma ko yëgee incha allah dinaa ci jàpp comme ni ma ko daan defee délégation bi ma àndal nag il faut que ma gërëm leen sant leen fu ma dem ñoom laay àndal ci jigéen ñi dinaa lim rek soxna Maguette Tall la Lion des Parcelles Assainies ak jigéen ñi ma àndal ñëpp nag bu ko defee ci góor ñi bu ma limee Moussa Gueye rek lim naa ñi ci des Moussa jël na fi parole léegi Moussa dinaa ko beral ngërëm parce que nag bu lëkk mosee alom na ko gërëme coy Moussa moo ma boole ak yéen Moussa moo ñëw njëkk a wax ak yéen ba ngeen fas li ngeen fas ngeen soog a ñëw fekk si ma ñu waxtaan ba jël décision ànd kon Moussa maa ngi lay gërëm di la sant bu baax liggéey boobu nga liggéey du guléet te loolu laa gëm ci politique boo duggee da ngay ànd ak engagement ànd ak détermination gëm li ngay def jéem a yaatal fi nga xam ni fa nga bokk te Moussa yooyu taxawaay la am du Moussa donc góor yi ñi nga xam ni ñoo ànd ak ñun ci mouvement Doolil Macky ñoom Aziz a ngi nii ak ñeneen ñëpp ñoom Waly Ngom sama coordonnateur ñoom ñëpp ñoom Laye Sall ñoom ñëpp a ci jàpp Dame Diakhaté kenn la koo xam ni nag xam ngeen ni fu ma taxaw rek Dame a ngi sama wet maa ngi koy remercier bu baax a baax nit la koo xam ni ku am engagement ku am détermination ku am ngor loolu aussi c'est très important parce que nag politique bi war nañ cee xool ay jikko yu rafet aussi loolu def ci am solo Dame ànd na ak man démb ànd ak man tey te wax dëgg yàlla man kontaan naa bu baax ci collaboration bi am sama diggante ak moom bëgguma wax ji gudd loolu laa leen indiloon di leen ñaan rek ngeen gën a laxasaayu ñu gën a yaatal liggéey bi gën a jàppale président Macky Sall pour que mu falu ñu joxaat ko réew mi mu yoraat ko juróomi at mën a yóbbu Sénégal ci émergence bi nga xam ne moom lañ bëgg du ma jeexal nag te waxuma tuuti ci parrainage bi jeex na mouvement Doolil Macky liggéey na ci liggéey bu mucc ayib ñun sunu lim toll na ci 6040 parrain yi nga xam ni du ay
parrain wu naxe mais ay militants la yoo xam ni dañu leen a identifier xam ni ci mouvement Doolil Macky lañ bokk ñu parrainer le président Macky Sall loolu boo gisee ñun ñu dem ci ñi nga xam ne ñoom la ñu am wutu ñoon nombre bu rëy rëy parce que c'est pas le nombre qui est important ce qui est important mooy ñi nga xam ni fexe nga ba ñu parrainer le président Macky Sall nañu doon ay militants yoo mën a identifier pour que bu campagne bi jotee nga mën a waaxu dem ci ñoom ñu mën a wote le président Macky Sall ñun waa Thiès nag parrainage bi Mamadou Diène wax na ko joué nañ ci rôle bu am solo am nañ lim bu takk boo xam ni wóor na ma ni Macky Sall fa mu toog jàpp na ni commune Thiès dina ko gagné parce que liñ ko woon ci ay parrain war nañu fexe ba bu campagne bi jotee yooyu parrain ñu mën leen a transformer en électeur bu ko defee président Macky Sall mën a gagné commune Thiès gën noo jàppale ñun responsable yi ñun ñu gën leen a jàppale suñu réew jëm kanam maa ngi leen di sant di leen gërëm bu baax jërë ngeen jëf.